ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo diire ngi nii ñuy def ay vidéo ci li nga xamante ne nii mooy création d'entreprise naka ngay développer say idée de projet ak mbir yu ñu mel. parce que jàpp nañ ni Sénégal lenn rek moo mën a tax mu développer mooy ñu am ay nit rawatina ay ndaw yoo xamante ne nii dañu am esprit de créativité maanaam dañuy imaginer di essayer di jéem a def dara. parce que réew noonu lay doxee dafa am ñoo xamante ni seen wërsëg bitim réew la ne faaw ñu dem daani seen doole amaana sax ëllëg lépp loo xamante ni am nañ ko fa mu bari wala mu néew ñu dellu si ci seen réew askan yu mën koo jëriñoo. mu am nag ñeneen ñoo xamante ni ñoom ci réew mi la ñuy des waaye am nañ esprit créatif maanaam dañuy imaginer di jéem a def dara. ci lancé boobu noonu mu am ay bés ca ginnaaw ay ndaw yu bokk ci loo boobu noonu maanaam ñi nga xamante ni dañuy créer di imaginer di concevoir ay œuvre wala ay idée yu ñu bind ñu ab message ngir ñaawlu li ñu jàpp ni ab sàcc la te ñu dund ko maanaam dañu bind ab film ab série boo xamante ne nii ñoom ñoo ko concevoir proposer ko ab maison de production dañuy wax tur bi muy Marodi boobu ndaw yooyu ne nañ moo jël li nga xamante ni mooy seen idée seen œuvre gannaaw ba leen ko proposé woon. ci ndaw yooyu noonu mu am kuñ ciy tuddee Mohamed moom day liggéey ak benn cousin am bu ñuy dippee Henri ñu nekk ay ndaw parce que Mohamed boobu ma leen di wax mi ngi am seulement 22 ans ñaar fukki at ak ñaar la am donc tout tànk la mais li mu nekk xale yëpp teewul ni suñu borom dafa am lu mu ko may maanaam dafa am benn esprit créatif dafa am talent boo xamante ne nii daf ko permettre muy bind facilement ay scénario ay film yu originaux yoo xamante ne nii amaana sax doo ko gis ci suñu télé yi wala Sénégal wala sax bitim réew donc mayu suñu borom la. ci noonee la bindee ab film d'ailleurs dina leen wan ci kanam scénario wu film boobu noonu mu bind ak tur bi ak lépp. bind na premier épisode bi ak deuxième épisode bi ak séquence yeeg scène yeeg gannaaw bi ko maison de production bii di Marodi demandé woon ci bi mu leen proposé film bi. après ñu envoyé maison de production bi muy Marodi ay document bi moom ngeen di gis nii mooy film bi mooy scénario bi. mais lan moo ci topp nee nañ dañu xëy benn jour rek gis film bi Marodi utiliser ko ci yeneen anam maanaam même séquence yi même scénario bi même scène yi ay coppite lañ ci amal pour jéem a nëbb li nga xamante ni nii mooy li ñuy dippee plagiat maanaam utiliser xalaatu jàmbur changer ci quelques aspects yoo xamante ni nii dina tax ëllëg ci yoon ñu bañ leen mën a topp changer li nga xamante ni nii mooy turu film bi dippee ko li nga xamante ni mooy Golden di benn ci film yi Marodi mujjee produire te muy daw jamono ji télé bii di TFM. ndaw yooyu nag bi ñu bindee yemoon ci ñaxtu kese dañu envoyé ay document bu concerné film boobu noonu ak preuve yi nga xamante ni mooy wane ni am na ay ndróole entre ñoom série bi ñu créé woon bind ko envoyé document bi Marodi ak bi Marodi mujjee produire muy Golden. donc ñun en tant que chaîne bi nga xamante ni day xeex li nga xam ni mooy injustice jaay doole ñu nekk itam ab chaîne buy def ay vidéo souvent di xiirtal ndaw ñi ci li nga xamante ni mooy entreprendre maanaam jéem a moomal sa bopp di créer dara pour bañ a yaakaar ci kenn mënuñu toog ne pat ci situation boobu lee. looloo tax ndaw yooyu noonu muy Mohamed ak cousin boobu di Henri gannaaw ba ñu bindee ne maison de production bii di Marodi dañu sàcc li nga xamante ni mooy seen œuvre personnelle dañ leen demander d'abord ay preuve laataa ñu ciy def vidéo. suñu rôle nag nekkul trancher juger parce que du suñu rôle mais juste wan leen ay éléments yoo xamante ni ndaw yooyu wan nañ ñu ko proposer nañ ñu ko comme ay éléments de preuve. léegi nag ku ci nekk comme nañ koy waxee saa su ne libre nga pour def sa jugement personnel. léegi nag naka la mbir yi demee et kañ la commencé entre ndaw yooyu ak Marodi seen relation. message yi nga xamante ni échangé nañ ko entre Mohamed boobu ak cousin bii di Henri ak Marodi production ci coproduction film bi nga xamante ni ñoom ñoo ko bind. naka lañ jàppee ni maison de production bi noonu la leen naxee ak document bi nga xamante ni ñoom moom lañ envoyé woon Marodi gannaaw ba ñu trouvé woon au début déggoo détails yooyu yëpp di ngeen ko am ci vidéo bi. comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeenu wax Mohamed dafa bind benn film tuddee ko Empire Lumba benn histoire la boo xamante ne nii dafa concerné benn xale bu jigéen bu tudd
Rita di ab ndaw bu am diplôme am ci wàllum informatique waaye dafa teel a ñàkk ay waajuram papaam ak yaayam bi mu nekk tout tànk la ñu génn àdduna ci biir film bi mais ay waajuram dañ leen sàkkaloon pexe rey leen te ki leen rey mooy monsieur Lumba boobu noonu da doon liggéey ci entreprise boo xamante ni moom Rita papaam moo ko moomoon muy monsieur Malu entreprise bi tudd Pro Intellect Management mais bi muy nekk tout tànk xamul woon ni ay waajuram dañ leen rey bi mu màggee gannaaw bi maamam bu jigéen génne àdduna bi nga xamante ni moo ko yar après ci la Rita xam que ni ay waajuram dañ leen rey te ki leen rey mooy monsieur Lumba bi wëlbatiku teg loxoom ci nga xamante ni mooy entreprise bi fi papaam bàyyi ko ci tënk loolu mooy histoire film bi parce que mënuñu dévoiler lépp gudd na am na ay séquences am na ay scènes moom ngeen di gis ci document bi ñu illustré ci vidéo bi mais pour que ngeen comprendre film bi ci boppam histoire bi mi ngi tënku ci li nga xamante ne nii mooy vengeance maanaam fayu ak li nga xamante ne nii mooy entreprise bi nga xamante ne nii moo nekk au cœur de l'histoire maanaam moo tënk booy seet histoire film bi lépp booy xool tey tourner autour de l'entreprise loolu mooy maillon wu film Empire Lumba bi nga xamante ne nii Mohamed ak cousin bi di Henri moom la ñu bind proposé woon ko Marodi léegi Marodi film bi nga xamante ni moom la mujjee produire muy Golden te ndaw yooyu noonu jàpp ni Marodi daf ko sàcce ci ñoom nga ñëw ci film Golden boobu noonu bi nga xamante ni nii Marodi moo ko produire fële entreprise dañu amoon boo xamante ni ci wàllu management lay yëngu mais ci Golden dañu am entreprise boo xamante ni day yëngu ci wàllum exploitation or foofu itam entreprise moo nekk au cœur de l'histoire comme Empire Lumba en plus fële xale bu jigéen la ñu am bu tuddee Rita mais ci Golden d'après explication yu ñu jeunes yooyu jox ab xale bu góor la ñu am fee jigéen la mais fii ab góor la bu ñu tuddee James bi nga xamante ni nii moom moo am comme mission redresser li nga xamante ni mooy entreprise bii di Golden teg ci loxoom c'est-à-dire que même rôle yi la ku ñëw tamit Empire Lumba bi nga xamante ni ñoom la Mohamed créé am nañ ku ñuy tuddee monsieur Lumba bi nga xam ni moo teg loxo ci entreprise bi nga ñëw tamit ci Golden rôle monsieur Lumba boobu noonu keneen moo koy incarné ci entreprise bii di Golden en résumé information yi ñu jot ak d'après lu ñu jot a suivre même histoire la te booy seet même objectif yi la c'est une histoire boo xamante ni ci biir entreprise lay xewee ak ay conflits d'intérêts yoo xamante ni dañ ko war a sàmm ak li nga xamante ni mooy décider venger wu juste que fait ku jigéen ki fii place góor la fële entreprise wàllu management la fii entreprise buy exploiter or la léegi scénario wu film Empire Lumba bi nga xamante ni Mohamed ak Henri moom la ñu concevoiroon moo nekk ni séquences yi moom ngeen di gis ak scènes yi mais avant ñu leen di wan ndróole yi nga xamante ni am na ci ñaari film yi muy Empire Lumba ak Golden bi Marodi génnee dañ leen di expliquer d'abord histoire bi naka la demee maanaam ndaw yooyu naka lañ def ba xam Marodi naka la ñu entamé ay waxtaan discussion yi ba convaincre leen ak message yi nga xamante ni échangé nañ ko bi ñu defee prise de contact loolu lépp dinañ leen ko woon d'abord balaa ñuy xuus ci séquences yi ak ressemblance yi nga xamante ni am na ci diggante ñaari film yi. ni ñu ko waxoon rek ci njëlbeen bi Mohamed dafa bind film bii di Empire Lumba gannaaw bi mu ko bindee créer histoire bi et tout mu doon wut li nga xamante ni mooy producteur boo xamante ni mooy produire film bi parce que amul ay moyens pour def ko tey ñëpp xam nañ ni film budget la foog nga yor ay millions yu bari pour mën ko def wut ay acteurs fay ay caméraman éclairage yi locaux yi nga xamante ni fa la ñuy tourner mbir yeeg yëpp donc ça demande des moyens te moom amul moyens yooyu. léegi mu rapproché wu ci maison de production bii di Marodi xam ne tey kenn mënul wax maison de production fii ci Sénégal ci wàllum série wàllum film wàllum sketch te doo leen tudd daanaka ñoo fi teg tànk léegi mu entré en contact ak Marodi boobu noonu ci prise de contact boobu noonu mu rencontré kii di scénariste bii di Papa Djigo scénariste la biir Marodi mooy gérer lépp lu jëm ci dépôt scénario yi ak casting yi maanaam bu ñu concevoir film mooy gérer casting yi maanaam acteurs yi nga xam ne ñoo ci war a jouer léegi Mohamed ginnaaw bi mu rencontré Papa Djigo bi nga xamante nii mooy liggéey biir Marodi ñu am premier rendez-vous seen premier rendez-vous mu ngi nekkoon ci weeru koor bu daaw wi ci weeru koorum atum 2018 la ñu njëkk a rencontré wu Mohamed ak cousin bii di Henri présenté ki nga xamante ni mooy Papa Djigo scénario bi maanaam histoire principale film bi ñu proposé ko Marodi gannaaw bañ ko liiree
ñu ne scénario bi vraiment intéressant na. Par la suite Marodi ba tey ci intermédiaire Papa Djigo ñu laaj booy yi ñu envoyé leen ñaari épisode maanaam faisabilité li nga xamante ne nii mooy film bi parce que film boo ko bindee ba pare da ngay xalaat li nga xamante ni mooy faisabilité bi ba xam mun na nekk. léegi Marodi ne leen Mohamed ak Henri proposé leen ñaari épisode ñu xool ak li nga xamante ni mooy histoire secondaire yi maanaam bu weesoo idée principale bi yan histoire ñooy xew ci biir film bi pour que nag ñu mën a def casting bi. léegi ñoom ñu def loolu bind épisode yeeg bind histoire secondaire yi après ñu organiser waat yeneen rendez-vous ak Marodi ba après lañ leen ni ñu créer benn groupe WhatsApp boo xamante ne nii moo leen di permettre ñu waxtaan ci scénario bi dans le fond. mais depuis bi ñu defee loolu ba pare si lañ gëj a dégg ki nga xamante ni mooy Papa Djigo ak entreprise bii di Marodi. mais après lan moo xew Mohamed ak Henri dañu xëy bés gis Marodi di def publicité benn série bu ñuy tuddee Golden. ñu toog xaar bu ñu diffuser li nga xamante ne nii mooy film bi après ñu xam que ni Marodi même film bi nga xamante ni moom lañ leen proposé woon maanaam Empire Lumba scénario bi dafa ressembler maanaam day nduróog li nga xamante ne nii mooy histoire principalu ñaari épisodes yi leen envoyé woon bi ñu entamé discussion yi. non seulement histoire yi benn la mais aussi boo demee ci scènes yi amul différence bu bëri juste que contexte yi la ñuy modifier. Marodi dafa changer li nga xamante ni mooy turu film bi tuddee ko Golden alors que film bi Empire Lumba la tuddoon au début soppi aussi turu personnage yi nga xamante ni ñoo ci joué wala sax sexe bi parce que fële jigéen la mais fi acteur principal bi góor lañ ko soppi. scénario original bi nga xamante ni moom la ñu Mohamed ak cousin bi envoyé moo nekk nii moom aussi la ñu envoyé Marodi bi ñu entamé li nga xamante ni mooy seen discussion yi. d'après ñoom film bii la Marodi utilisé tuddee ko Golden. Golden di film boo xamante ni jamono ji mi ngi daw am na épisode yu ñu commencé diffuser mais chaque épisode dañuy remarquer que ni Marodi même séquence yi leen présenté woon ci Empire Lumba la ñuy utiliser. ci noonu am na quelques exemples yu palpables yoo xamante ne nii day wane ni ñaari film yi booy xool am na ci séquence yu bari yoo xamante ni benn la amul différence juste que contexte yi la ñuy xaw a modifier. boo xoolee épisode 1 Golden à partir 16e minute 42 secondes yi booy xool séquence bi même séquence la ak bi nga xamante ni nii mooy séquence 2 Empire Lumba bi booy envoyé woon Marodi. contexte yi la ñuy changé parce que boo xoolee dañuy wane discussion ci biir entreprise bi pour xool naka lañ koy redresser mu jëm ca kaw donc même séquence la. nga ñëwaat épisode 2 à partir de 3 minutes 53 secondes day nduroo tamit ak séquence 17 bi nekk ci Empire Lumba. nga ñëw également épisode 2 bu Golden à partir de 10 minutes 24 secondes day nduroog séquence 4 bi nekk ci Empire Lumba. mais fii Marodi dafa changer li nga xamante ni mooy nationalité personnage yi boo xoolee Empire Lumba foofu ay nigérien lañ mais Marodi bi mu koy reprendre daf ko def ay chinois. ba tey ci épisode 2 bi à partir de 25 minutes 11 secondes film Golden bi day nduroo ak séquence 18 bu Empire Lumba. nga ñëw ci épisode 3 wu Golden à partir de 23e minute 42 secondes séquence boobu noonu day méngoog séquence 13 bu épisode 2 bu Empire Lumba bi Mohamed ak Henri créé. bu ñu sukkandikoo ci ndaw yooyu noonu Marodi histoire secondaire yi nga xamante ne nii moom lañ defoon sax ci li nga xamante ne nii mooy Empire Lumba Marodi daf ko utiliser rawatina nag histoire principale bi nga xam ne day tourner autour de l'entreprise. comme niñ ko waxee sànq enjeu film bi dafa nekk au cœur de l'entreprise. ci Empire Lumba entreprise bu mag la buy yëngu ci wàllum management Golden ab entreprise buy yëngu ci wàllum exploitation or donc forme yi lañ changé bu ñu sukkandikoo ba léegi ci ndaw yi nga xamante ni dañu ñëw ci ñun pour plaindre ci li nga xam ne ni jàpp nañ ni Marodi def leen ko def te du yoon. ñenn ñi peut-être dinañ laaj lan moo tax ñoom Mohamed ak cousin bi di Henri protégé wul li nga xamante ni mooy film bi mais effectivement bu ñu sukkandikoo ñoom ci li ñu wax protégé nañ film bi. gannaaw bu ñu bindee scénario bi ba noppi ak seen séquences yi dañu dem fi nga xamante ni mooy SODAV bi nga xam ne nii moo remplacé BSDA
di yëngu ci lépp loo xamante ni nii mooy protection création ak droit d'auteur dem nañ fa pour protéger film bi en cas buñ ko sàccee. léegi après cas bi mu amee ba ñu constaté que ni Marodi dafa utiliser li nga xamante ni mooy seen film dem nañ SODAV pour plaindre mais nee nañ ba léegi SODAV defagul dara. léegi nag lan moo tax SODAV réagirul laaj bi ñuy laaj mooy est-ce que amul conflit d'intérêt bi nga xamante ni moo ne ci biir parce que organe boobu noonu nga xam ne nii mooy chargé wu lépp luy protection au droit d'auteur muy SODAV ki koy gérer mooy rakk Youssou Ndour muy Ngoni Ndour te film Golden boo xoolee TFM moo koy teg TFM mooy ban télé boo xamante ni nii magam moo ko moom Ngoni Ndour donc est-ce que nekkul ni conflit d'intérêt dafa am ci biir parce que film bi buñ ko retiré rentrée publicitaire yu bëri dina wàññeeku donc est-ce que SODAV complice la wala déet la ca kanam raw li bët xëy na suñu borom dina leeral lépp. ñun nag suñu rôle du wax ni Marodi moo tooñ am déet parce que ci dëkkum yoon la ñu ne te yaakaar na ni ñi nga xam ne ñoo war a chargé wu mbir boobu noonu xëy na peut-être dinañ ci jël seen marukaay te ñooñu ñoo war a àtte. mbir mi mooy ay ndaw sénégalais bind nañu ñaxtu nañ ci ñun wax ñu seen jafe-jafe parce que jàpp nañu dañ leen a tooñ laaj nañ leen ay preuves parce que du ñu ñëw rek wax lu ñu wóorul ñu envoyé ñu ay documents. ak ay preuves yi wane ni effectivement amoon nañ ay contact ak Marodi ba envoyé leen document film bi après déggatuñ leen ñu toog ay weer gis ni film bu mel noonu Marodi mi ngi koy def ñu jàpp ni dañu sàcc li nga xamante ni mooy seen xel ak seen xalaat. léegi nag Marodi moom bu fekkee ni am na ay teggi tuuma wala tontu boo xamante ni bëgg nañ ko def ci mbir mi muy affaire bu dangereuse bu sérieuse ñun ibil nañ leen suñuy porte lépp lu ñu jox comme preuve pour weddi li nga xamante ni jeunes yi nga xam ni concevoir nañ li nga xam ne mooy seen idée concevoir nañ seen scénario ak seen film jox nañ ñu ko teg ko ci table bi bu dee am nañ luñ ciy dindi ñun dinañ ko relayer parce que newuñu fi pour def parparloo. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagle leen ko ndaw yi nga xamante ne ni créé nañ seen film ñu jàpp ni maison de production bii di Marodi daf ko foqati ci seen loxo jaay leen doole nangu ko te amul benn droit bu leen delloo ñu def ci am vidéo sukkandiku ci preuve yi nga xamante ni jox nañu ko ngir dëgtal leen ko à la fin nag ngeen mën a jàngat ràññatle donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.